ca daara coronavirus ñëpp jógal xeex façon bii ko honorable di xeexee muy honorable Aniya Mbengue tooy na xol ñëpp gis nga maire génn lu secrétaire municipal médecin chef district sanitaire li ñu mën a jàpp mooy coronavirus Aniya Mbengue koy jiite di ko xeex ci dëkk bi tey nag jàpp nañ na jóge na fi il est tué par honorable député Aniya Mbengue si di mataan graaw benn dee xam nga ne lii mooy bëgg sa askan lii mooy taxaw sa askan kon na ñëpp def lan leen wax raxasoog gel yi ak madaar bi gis nga dañ ko defee saabu dara manqué ak honorable Aniya Mbengue coronavirus allez dehors. Donc je remercie l'honorable député Aniya Mbengue de cet immense geste donc dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À travers ce geste, il vient de montrer quand même tout son patriotisme et son engagement citoyen dans le dispositif que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place pour la prévention du Covid. Elle vient aussi de montrer aussi, que seul l'État du Sénégal ne peut pas tout faire. Donc l'État a besoin des personnes engagées, comme l'honorable député, pour faire face à cette épidémie qui n'épargne, à mon avis, personne. Donc, encore une fois, je la remercie au nom du personnel médical du district sanitaire de Dakar, mais au nom du médecin-chef de la région médicale de Louga. Honorable, encore une fois, nous vous remercions de ces gestes. Bon, le district sanitaire a pris d'importantes mesures par rapport à cette lutte. Donc, je pense que la première mesure qu'on avait prise au début, c'était juste de faire face au rassemblement. Et je pense que lors de notre première réunion au niveau de la mairie, on avait quand même suscité la fermeture du marché hebdomadaire. Et je pense que vous avez vu dans les 24 heures, l'État du Sénégal a réagi face au rassemblement, donc qui est quand même un moyen de propagation du virus. Je pense que depuis lors, le district sanitaire de Dakar, en collaboration avec la mairie, avec le service d'hygiène, avec la gendarmerie, a mis un important dispositif. Vous avez vu même un checkpoint qu'on a mis à l'entrée de Dakar. On sait que le virus est quelque part dans l'épicentre de Touba, donc il fallait nous aussi, à notre niveau, faire quand même des gestes de santé publique. Il fallait aussi pour nous de mettre un dispositif de checkpoint, de sensibilisation et de lavage des mains à cette entrée de Dakar. Et les gens ont vraiment salué cet acte quand même de haute mesure. Donc encore une fois, depuis que le virus est déclaré au Sénégal, la mairie et les partenaires ne nous ont pas laissés en rate. Ils sont en face de cette lutte. teewaay bi tey jii li ko waral ci département bi mooy dañu ñëw jàppale ministère de la santé jàppale suñu bopp jàppale suñu gox ndax doomu Jolof lañu doomu Sénégal lañu li xew du xeexu politique xeexu doomu aadama yépp la war a doon dañ fi ñëw en tant que être humain gis ne am na luy raam di dugg suñu dëkk ñu war a jàpp nag pour mu bañ a tasaaroo donte ñëw na ba pare moo taxoon tey jii ñu andi suñu participation pour les 18 postes de santé yi fi nekk je peux dire yi fi nekk ci département bi mu néew mu bari dañ ko def ndax député département lañ te bëgguñu séddale fii bàyyi fee moo taxoon tey ji ñu ñëw fi andi suñu asaka yéene pour que ñu mën a fexe fagaru ba virus bi du yaatu. waaw état bi nouvelle bi amee que ne virus bi dugg na Sénégal président de la République li mu njëkk a def mooy woote woo gouvernement bi yëpp ñu toog mu jël ay mesures wax ne war nañu mën a góorgóorlu ba cas yi du yokk sénégalais yi nag ñu ngi ciy jàpp gouvernement bi ñu ngi ciy jàpp personne ressource yëpp a ngi ciy jàpp ba pare taxawal ay dispositions yoo xam ne fépp fu mbooloo di taxaw ñu fexe mu bañ a am parce que virus bi doomu aadama yi ñoo koy voyager loo confinement bi ñuy wax mooy tax virus bi du yaatu kon état tamit def na li ko war ba pare tamit ci wàllu koom mu def montant bu takku daal di sas nag ñi nga xam ne ñoo ci gouvernement bi ñoom it ñu jàpp ci te ku ne gis na ne kenn ku ci nekk yaa ngi def loo man ak loo mënul parce que virus bi dama bëgg Sénégal yi xam ne lu dëggu la ñu bàyyi caaxaan yi te xam ne ñun ñoo ko fi mën a yemale ndax jàpp naa ne lu Italie mënul dara Espagne mënul dara ñun sénégalais yi buñ ci deful suñu keptalay kàttan ñaanuñu yàlla nag mu sori waaye nañu góorgóorlu rek pour mu yem fi. waaw matériel bi liñ fi andi ay eau de javel lañ fi andi fi madaar andi fi savon andi fi ay gel alcoolique pour nit ñi rek mën a fagaroo di raxas seen loxo yi toujours ndaxte virus bi ku ne xam na ne li koy joxe
doomu aadama yi ñoo koy transmettre. kon nag ñu ñaax nit ñi ñu bañ ñu moytu mbooloo yi di moytu tamit di dem fi nga xam ne ñu ngi fay dégg virus bi parce que kenn ku ci nekk ndax ci l'islam sax suñu diine def ñu digal ne bu épidémie amee kenn ku ci nekk na nga toog fa nga nekk. kon loolu dañ ko war a dëggal war ko gëm nag te war ci jàpp ndax buñ ci jàppee rek mën na fi yam. waaw man daal salaire balaa génne rek jënd ko andil ko waa département bi. voilà asalaamaaleykum mbooloo mi honorable maa ngi leen nuyu di nuyu délégation bu am solo bi nga àndal di nuyu aussi sama doyen di Sëñ Bass mu nekk sama coloré féetal ma daara nga xam ne lépp li nga xam ne xew na foofu ñu ngi jóg ko mooy wax lu fa xew di nuyu ñëpp di sant ñëpp di la dalal aussi fii ci préfecture Linguère di la gërëm aussi ci geste bi nga def naam ce n'était pas une obligation mais comme gis nañ li nga xam ne ñëpp ñu ngi koy def commencé ko ci président de la République wàcc ci gouvernement bi ak même ci seen bi nga xam ne seen institution Assemblée nationale déglu naa le président démb ci télé lu muy wax yéen seen contribution yëpp nga bay yooyu yëpp ñëwaat aussi fi nga dëkk muy fii Linguère ñëw aussi da ngay bokk ci li nga xam te ne ñoom la ñëpp bëgg mooy xeex li nga xam te ne moom mooy jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus bi je pense loolu aussi li may def mooy rafetlu ko bu baax parce que li ngeen fi indi tey mu bari lii moo mën a tax li nga xam te jàngoro boobu ñu faagagal ko mu bañ a law mu nekk geste aussi bi nga xam ne man salué naa ko à sa juste portée parce que askan wi moom boo fa nekkee ñu am ci yow yaakaar ñu am njàqare nga ñëw jàppale leen je pense loolu rek la ñuy xaar ci yow donc mu mel ni def nga li la war ci loolu aussi en tant que autorité ñi nga xam ne ñu ngi ci goxaat yi représenté fii jiitu réew mi ak ministre yëpp ñu ngi rafetlu sa geste bi di la ci gërëm di wax ne ni nga ko defee nii la donc nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo maanaam structure sanitaire yi mais également yenn gox yi nga xam ne yaakaar nañ fi buñ ko fa defee mën na am li nga xam ne mooy cet dina fa gën a dina fa gën a law mu nekk aussi li nga xam te ne ñu koy defee am na ñeneen ñu koy def mais def ko de façon symbolique aussi dafa am solo parce que période bi laajul rassemblement yow itam nga xam ko ne ko yow bëggoo ko def ci mbooloo da ngay ñëw ñi nga xam ne jox ko ñoo ko yelloo nga jox ko man loolu aussi ñu ngi la ci gërëm di la ci sant di wax ne combat bi suñu combat la ñu ñëpp a ci war a jàpp ku nekk fi nga nekk ñu ngi ci war a jàpp commencé ko ci sensibilisation bi commencé ko ci téye xale yi ci kër gi commencé ko aussi ci li nga xamante ne moom mooy lépp lu war a indi jàngoro boobu ñu moytu ko je pense loolu geste yi aussi ci la bokk parce que aussi di savon yi eau de javel ak gel yi pan loolu bu ñu ko utiliser structure sanitaire yi utiliser ko mën na tax jàngoro boobu même bu jógee aussi ñu mën ko saafara mu nekkoon ay kaddu yu ma doon yëkkati rek di la remercier bu baax wax nga ko effectivement je pense que ñu ngi doo rek toog maak yow mais taxul aussi ñu ngi doon jokk ko parce que je pense loolu la da nga am fu nga féete maam fi mu féete ñu bokk département bi jaadu na aussi de temps en temps ñuy jokk ko mais tey la ko yàlla dogal nag ñu toog ak sa naataango yi mu nekk aussi mbégte di xaar aussi li nga xam ne moom mooy sa nganale fu nga ñëw dalal ma fi nga xam ne mooy département bi parce que maa leen fi fekk yéen fii ngeen dëkk donc su ma ñëwee nekk fi gan war ngeen dalal donc mooy loolu comme ni nga ko waxee je pense que j'ai bien compris jàppale ma ci dara donc ay ndaw lañ liggéeyal département bi liggéeyal Sénégal loolu moo lu ñor ci loolu la ñuy taxaw ñun donc ma lay gërëm di la sant di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci geste bi ngeen def mais également ci naaj bi ngeen doxee ñëw ba Linguère jox ma li mënoon ngeen ñëw daara rek def ko foofu parce que mbir moom l'essentiel ñi ko yelloo nañ ko jot rek mais nag comme ni nga ko waxee je pense yaatal bi aussi am na ci solo buñ ko yaatalee ñëpp gis ci seen bopp ñëpp jot ci day gën a baax rek
donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu di la remercier ci li ñu recevoir ndax jamono ji xat na di wax ne maa ngi ànd ak ay responsable politique yu jógee Daara dañu ñëwoon tey rek en tant que député en tant que doomu Jolof doomu Sénégal ci mesures yi nga xam ne président de la République joxe na ko pour ñu xeex Covid-19 bi ñu ñëw fi tey andi suñu participation suñu yéene nag mooy département bi yëpp daj moo tax moo waraloon ñu commencé Daara jox fa ay district yu fa nekk ak ay jaar ci garage bi yóbbu ci yenn produit lépp ci suñu yéene li ci des nag moo taxoon ñu andi ko fii tey pour nga yeggale ko li des ci département bi ak ku ko yelloo rek ak fu mu gën a mën a egg di la gërëm di la sant parce que jotewuñu woon a gisee booba léegi ma ci profito di la dalal ci département bi di wax ne borom bi yal na la fi defal jàmm ba may la fi yeneen promotion yu ko gën a mag di wax ne département de Linguère ñi ngi lay dalal te tamit di la wax ne ñi ngi sa ginnaaw entière disposition boo xam ne lépp loo soxla rek pour ñu jàppale la tamit ci mission bi nga am pour mu gën a mën a yaatu incha allah rabbi bu loolu weesoo ku ne xam ne ne président de la république dafa joxe ay consignes yi mu joxe mooy ñu moytu di dajaloo di raxas suñu loxo yi saa su ne di respecter tamit li nga xam ne ministère de la santé mi ngi koy véhiculer message yi pour ñu mën a gën a moytu virus bi law te yaakaar naa ne sénégalais yi war nañu mën a gëm ne virus bi lu am la kon ñu toppatoo suñu bopp toppatoo suñu njaboot ministre bi wax na ko buñ ko defee rek mën nañ ko vaincre ensemble ñun ñëpp ñu tënku ci te xam ne même diine gi nga xam ne gi ñu tënku wax nañu ñun côté l'islam bu virus amee kenn ku ci nekk fa nga nekk na nga fa toog yow mi yor feebar bul voyager yow mi yorut feebar bul dem fi mu nekk kon déjà l'islam andi woon na loolu kon rawatina bu ko président jëlee mesure dañ ci war a tënku ñun nag mooy suñu kilifa kon loolu rek la ñu mën a def tënku ci charte yi tamit di sensibiliser nit ñi sensibiliser parents yi kon ñu toppatoo njaboot gi bu baax macha allah ñu ngi lay sant ci taxawaay bi tamit ñun jotuñu la miin bu baax mais dégg nañ sa taxawaay ci département bi ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi tudd Alima maa ngi dëkk Daara journée tey bi ni ma ko gisee mooy journée de solidarité la ndax année moom fi ñu ko séentu woon rek fa la daan yàgg na koo def nag yàgg na dem ci social yàgg na jàppale nit ñi yàgg na jàppale daara yi yàgg na koo def lii da ko cay fekk mooy journée boo xam ne nag tey journée bu am importance la nit ñi rafetlu nañ ko bu baax waaw jël na salaire am yëpp def ko ci matériel lu mel ni ay gel madar eau de javel savon bàyyiwul dara lépp nag ci ndigalu président de la république mooy xeex corona moom ci lay wéy ci la nekk te ci lay mës a wéy waaw ñu ngi kontaan daal ci journée bi fu nekk tey foo xam ne nii rek mbooloo nga fay daje année dugal na ci loxoom bàyyiwut poste de santé yi bàyyiwut daara yi bàyyiwut jumaa yi bàyyiwut fenn fépp foo xam ne mbooloo nga fay daje rek année def na fa participation ñi di ko ñaanal yàlla rek mandaam bi yal na ko eggale ci jàmm lu mu ci séentu yal na weesu njortam def na lam daan def daal année moom ci social la mës a dëkk xanaa tey kay dafa gën a fés waaye ci social rek la mës a dëkk ñu ngi koy ñaanal. candidat la ci mairie bu Daara ban gis-gis nga ci am. waaw année mën na nekk candidat mairie bi ku ko mën a laaj rek année mën na ko war a laaj ndaxte mairie bi ñun kuy liggéey rek lañ bëgg te gis nañ année mi ngi liggéey am na pas-pas bi am na taxawaay bi kon ku fi taxaw laaj rek année war naa taxaw ci wetam laaj ndax doomu dëkk bi la fi la juddoo te gis nañ li muy def loolu war naa mën a nekk. min nenne monsieur Ba ɗo koɗmi e Daara Jolof komi femme de développement miɗon salmina onon fof goto fof inde mum yettode mum mi juurima on kadi salmini denndangal kala mo ngannduɗaa tan haɗa ɗo e département he e hannde Mamadou Moustapha min ngari ɗo han e mairie he ngam wondude honorable député Aniya Mbengue kam arno hannde ngam darade haɓade pawngal biyetegal ngal coronavirus e nder ɗum noon o addi ɗo matériel mo ngannduɗaa hoore ma koko hutorte ngam haɓde ngal ɗon pawngal ko heewi hono eau de javel hono détergent ji e caabuni e kala ko ngannduɗaa hoore ma koko hutorte ngam riwde ngal pawngal han noon kala ko ngannduɗaa ko ɗum district sanitaire walla hôpital fof honorable yeehi toon weeri toon geɗe keewɗe
ko heddino ko yehi to préfet mbo Linguére waɗi toon déposé ko heddi ko ne fof noon ko gam habde ngal ɗo pawgal biyetegal coronavirus o rewi noon ko daawe ɗe ganduɗa ko ɗum monsieur le président du Sénégal kam tottiri ɗum kam ne rewi hen o waɗi financé noon ko heewi gam haɓade ɗum ɗon hande mbiɗa sikki tan département de Linguére heewani hande heɓani ballal mum nden noon min beltima no feewi mbiɗen ñagano kadi honorable député Ani Mbengue yo Allah jaggiran ɗum e ngoɗo sippirongo jaggi e haɓade pawgal biyetegal coronavirus nden noon hande département o foof mo heeɓi ballal yo Allah wallu jaggiran yimɓe ha ɓe mbawa haɓade ngal ɗo pawgal e ballal Allah. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam man maa ngi tudd Maymouna Sidel enseignante conseillère municipale aussi fii ci Daara Jolof waa geste bi nag dama koy rafetlu parce que tey dañu toll ci foo xamante ne réew mi yëpp wala adduna bi yëpp xam nañu li nga xamante ne loolu moo lëmbee jamono ji muy feebar bi nga xamante ne mooy coronavirus yaakaar naa tey ñëpp xam nañu li nga xamante ne foofu la toll donc président de la république kenn ku nekk dégg na directive yi muy joxe ci jàngoro ji wax na motukaay yi nit ñi war a jël wax na yëpp donc honorable député tamit bu wàcc see ci département wàcc ci commune am indi li nga xamante ne moom lañ war a jëfandikoo pour dàq feebar bi wala pour aar nit ñi ci li nga xamante ne mooy feebar bi ñun dañuy def lu dul di ko rafetlu parce que wax dëgg yàlla tey li mu fi indi ñëpp teg nañ seen bët depuis ce matin ñu ngi ànd ak moom di distribuer ay détergents li ci mel ni ay saabu ay madar eau de javel ay gel septique dem nañ ci hôpitaux yi joxe nañ district sanitaire yi joxe nañ ci gare routière yi donc dem nañ ba Linguère tamit jox ko préfet comme moom tamit mu àggale ko ñi nga xamante ne ñun mënuñu fa àgg donc loolu dañ koy rafetlu di ko ñaanal parce que loolu lañ doon xaar ci moom tamit